ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci ay leeral jëm ci proposition de loi bi war a criminaliser wàllu ngóor jigéen ci Sénégal ndax umpale wu leen ni jamono ji ñuy wax ak yéen déposé nañ dossier bi ci table président assemblée nationale muy Moustapha Niasse ba mu accusé réception maanaam dëggal ni jot na ci proposition de loi bi bésu mercredi 22 décembre 2021 bi ñu génn. waaye gannaaw bañ ko partagé suñu page Facebook ak YouTube dafa bari ñu ne woon comprendre uñ lii lu muy tekki ndax modification article 319 dafay effective automatiquement am na sax ñu posé ay question nan ñu wax leen ñu yenn député ñoo ko fa dem déet. donc yooyu lañ bëgg a leeral ndax dañoo nekk ci réew moo xamante nii lu jëm ci wàllum droit mbaa procédure ñeel charte yi doxal réew mi duñ ko xamal askan wi. waxuma sax ku jaarul l'école mais da ngay jàng ba master wala doctorat anam gi yoonu Sénégal di fonctionner doo ko maîtriser ndax duñu ko xamal. ba tax na ñu bëgg ci revenir mu doon leeral yu gàtt waaye itam artu ci lan moo nar a nekk suite combat bi ak proposition de loi bi ñeel criminaliser wàllum ngóor jigéen. déjà am na benn député pro góor jigéen bi njëkk a manifesté wu ne àndul ci bile proposition de loi loolee lépp daa ci ñëw ndax ngóor si newul la première fois muy jibal mbir yu ni mel. comme ni ngeen ko xamee proposition de loi bi collectif ànd sàmm jikko yi ñoo ko initié ñoom ñoo wër Sénégal présenté ko askan wi organisation ndaw yeeg jigéen yi kilifa diine ak aada ba mboolem askan wi mën nañ ne à 99% nee na ñu prévoir ay daan yu 10 à 10 teg ko ci kaw góor jigéen yi kon mbiru askan wi la. léegi nag gannaaw campagne yeeg sensibilisation bi ak tëggu loi bi leen di daan mu des yenn député ñoo war a porter proposition de loi bi biir assemblée nationale ndax loolu ñoom la ko yoon may. waa ànd sàmm jikko yi mënuñ gàddu projet de loi dem assemblée nationale ni dañ ko fay déposé dafa am fu seen doole yam ci la député yu ci mel ni Mamadou Lamine Diallo Aliou Souaré Moustapha Guirassy ak Cheikh Bamba Dièye njëkk a manifesté wu ne ñoom pare nañ ngir yóbbu mbir yi ca pencum ndaw réew ma comme que ñoom yoon may na leen ko. processus boobu lépp defoon nañ ci vidéo maanaam yenn député ñoo décidé porter proposition de loi bi ak ñan ñoo ne ñoom buñ ci yeggee noppi nañ ngir voté ko. mais waxoon nañ leen aussi que ni loolu tekkiwul ni ñeneen ñi nga xamante ni waxaguñ dañoo ànd ci biirum ngóor jigéen déedéet dañ ne nañu leen may diir ñu xool. gannaaw gi même ay député Benno Bokk Yaakaar ñëw nañu rejoindre seen yeneen i naataangoo ngir ñu criminaliser wàllum ngóor jigéen suñu réew. kon gannaaw Mamadou Lamine Diallo Aliou Souaré Cheikh Habiboulaye Dièye ñu gën koo xam ci Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy yeneen député ñoom itam nee nañ ñoom kenn du dem ñu des ginnaaw. nañu boole seen tur ci ndaw réew yi war a porter proposition de loi bi muy Mame Diarra Fam Aïssatou Sabara Cheikh Abdou Mbacké Astou Mbacké Rokhaya Diouf ñu gën koo xam ci Adja Daba Diouf Aminata Diaw Mamadou Diop Abdoulaye Wilane aussi mi ngi ci biir ak Serigne Mansour Sy Djamil. donc jàppale ni député yi ñoo porter projet de loi bi porter projet de loi bu ko déggee mooy bés bu ñu yeggee ci càmbar loi bi. maanaam bés bi président assemblée nationale di woo ay naataangoom ngir ñu loolu xool proposition de loi bi boobu média du ko fekkee kenn du ko teewee lu dul ñoomi neen député yii ñu leen limal ñooy défendre mbir yi joxe argument yu leer naññ ne lii ak lii moo tax ñu war a criminaliser wàllum ngóor jigéen. ña koy voté nag loolu beneen pàcc la daañ ci ñëw ci processus boobee waaye jàppagum leen ni premier député bi njëkk a manifesté wu ne moom àndu ci maanaam kenn du leen forcer proposition de loi bi. mooy maître Djibril War ba ñu déposé proposition de loi bi ba noppi la mel ni dëmm buy jëfru mel ni kuñ ne tay nga dee ñun lan moo tax muy tiddi tëb di daal la ñu xamul lan moo ko waral te newul la première fois muy défendre góor jigéen yi. jàpp leen moom député Djibril War juróomi weer ci ginnaaw la taxawoon assemblée nationale di leen jéem a layal ñoom góor jigéen yi ak ko soofantal yenn pratique yi nga xamante nii ñu ngi koy def. mais góor ñi mu ñu taxaw rek nekk à la place de l'État di àtte ay nit di jiiñ ay nit du nekk xam nga dégg naa aar jikko mais aar jikko kay bi ci nekk mooy mandu jël ay doomu jàmbur jàpp ay nit ñi ne jiiñ Sénégal ku torox rek sa moromu góor bu réussir rek nga di góor jigéen la wala franc-maçon bu dee jigéen la day sëy ak jigéen mais ban Sénégal la ñu nekk ñi fi nekkoon bu yàgg ba suñu sëriñ yàgg ya mais pratiquement xanaa ko ñi fi nekk ñoo lu gën mais c'est pas ça moi je le dis je le réclame. dëkk bu dee yow nee nga jullit nga wala nitu yàlla nga wala demee na da ngay màndu mais ku mànduwul la nga mën a joxe ay leçons da ngay xëy gis ne tu l'accuses comme ça un peu pas d'arc-en-ciel arc-en-ciel kay asamaan la jógee
bu doon nag léegi asamaan léegi suñu borom mooy jël di ko jégaleel ñoo xam ne dañuy di tonkay moi je comprends plus borom ñaari tur yi ñetti tur yi finalement suñu bopp daf ci jaxasoo. donc ñi nga xamante ni tàmbali woon nañ gàddu seen i feuille ak seen i stylo ngir bind député pro góor jigéen yi ak ñi àndul ci proposition de loi bi mën ngeen commencé bind. Djibril War mooy premier député défenseur góor jigéen yi ci Sénégal moom nee na nañu màndu ci mbir yooyu dem na bay cité constitution bu Sénégal ne dañoo war a respecté waaye itam sàmm ak yelleefu bépp doomi aadama moo xam ku mën a doon. lii du suñuy wax ay kàddoom la ci làmmiñam la ko génnee biir assemblée nationale. Nous sommes dans un état de droit et la Constitution a bien proclamé que la personne humaine est sacrée, que l'État a le devoir et l'obligation non seulement de la respecter mais de la protéger. La souveraineté c'est le peuple, c'est la Constitution qui le dit mais góor ñi mënuñu ñoo taxaw rek nekk à la place de l'État di àtte ay nit di jiñ ay nit du nekk xam nga dégg naa ay aar jikko mais aar jikko kay bi ñu nekk mooy mandu. donc ñoo ko déggandoo moom dem na sax bay attaqué ànd sàmm jikko yi te ku ne xam ne ni ànd sàmm jikko yi menace la pour mbootaay góor jigéen ñi képp ku leen di teel tànk kon bépp doomi aadama buy dal seen kaw te tegu ko fenn lu dul mandu leen yow war nañu commencé tey say mbir ndax soit góor jigéen nga ba pro LGBT maanaam ñiy jàppale ak dooleel góor jigéen yi mais li ñu war a jàpp gu mooy mbir yaa ngi tàmbalee leer li nëbbu woon mi ngi commencé feeñ ndànk-ndànk fii ak ñuy voté loi bi góor jigéen wala pro LGBT yi nekk au sommet de l'État moo xam député ministre taskatu xibaar wala ngay porteur de voix di wax ñu lay dégg ñëpp daañu feeñ benn par benn ndax loi bi menace la mi ngi ci yoon te képp ku ci laale faaw nga jëfru loolu moo mënul ñàkk. léegi ñu ñëw ci àll kalaj bi maanaam lan moo nar a xew gannaaw bu ñu déposé proposition de loi bi nga xam ni moo war a criminaliser wàllum góor jigéen suñu réew. li ñu war a xamagum d'abord mooy respecté nañ lépp lu yoon wax ndax boo demee ci règlement wu assemblée nationale dañ ne ab proposition de loi dañ koy bind ba noppi jébbal ko président pencum ndaw réew mi loolu def nañ ko mi ngi nii ba assemblée nationale accusé réception. li ci des mooy bureau assemblée dafay càmbar recevabilité proposition de loi bi ndax mënees na ko nangum déet foofu aussi ñu leen di xamal ni Moustapha Niass ak vice président yeeg yeneen kilifa yi nekk assemblée nationale amuñ ci lay maanaam mënuñoo déclarer proposition de loi bi irrecevable dañuy nangu mu jàll par force ndax respecté na bépp critère bu ñu sukkandikoo ci député bii daal une soirée bi nga xam ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum droit parlementaire. bi texte bi c'est recevable parce que dafay modifier disposition code pénal muy article 319 kon c'est boo wàlla boo amul problème ñu ne beneen gàllankoor bi mën a tax ba ñu ne c'est irrecevable mooy su fekkee dafa am ay connotation financière nga xam ne dafa war a wàññi suñu budget bu am incident financier bu boobaa tamit dañ lay wax ne da nga war a proposer ay mesures compensatoires loolu macha allah amul si texte bi contexte bi tey dañu ko yaakaar naa ne bu ñu ko déposer dafay remplir nos conditions pour être recevable. gannaaw état bi dañuy jébal proposition de loi bi président de la république mooy ko fukki fan ngir mu tontu fii itam dañ ko topp xool lan moo ciy doon réaction Macky Sall bu fukki fan yi matee te tontuwul du tee assemblée nationale wooy liggéeyam maanaam woo commission yi ñu càmbar loi bi ak député yi ci fànn boobu noonu am nañ ci yaakaar ndax ay député ci boppam nekk biir assemblée nationale ñoo koy toppal askan wi ba keroog ñu yegg ci bésu vote ba foofu itam bu ñu fa yeggee muy bésu vote ba lu ne fàng lay doon fa la ñuy xàmmee nag jàmbaari fàq tëdd yi fa la ñuy xàmmee itam ñiy raas dem Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra def na ci benn intervention bu amam solo maanaam naka lay demee. am nañu droit jour plénière am une forte délégation de ànd sàmm jikko bu ñëw toog ci auditorium bi pour assister au débat des séances plénières ñu war a passer au vote ne ana député yi nga xam ni ginnaaw tooñ yu jéggi dayoo te tegloo yi borom ñaari tur yi di def ba mu jaral leen ñuy takki fukki sëy ak benn guddi mawlul nabi ba mu jaral leen le 23 novembre ñu dugg fii ci béréb bu tedd bi suñu borom wax wa anal masajida lillahi di fa sëy jég góor ak góor ana député yi d'accord pour ñu criminaliser homosexuels yooyu député yi jàmbaar yi am valeur fonk seen diine fonk seen réew daal yëkkati seen loxo ñu daal di compter am nañ ci droit bu ñu nee nag quels sont les députés qui sont contre
am nañu droit yore suñu këyit bind seen tur ñu dem ca localité ba leen fal ne leen kii de yéen a ko faloon pour muy défendre seen intérêt ak défendre seen valeur waaye ba ñuy xeex ngir yokk daan yi contre góor jigéen yi député bii ngeen fal góor jigéen yi la àndal am nañ ci droit. donc yaakaar naa lii leer na li dàmbooj naan amatul laayam yi foofu lañ tollu tey ku ne daañu xam fan nga féetee loo gëm ndax da ngay tapale wala ndax askan wem déet nee naa leen procédure rek lépp du ump benn sénégalais lépp dafay leer gis ngeen fa xeex bi tàmbalee muy wër Sénégal Ababacar Mboup ak ànd sàmm jikko yi joué ci rôle bu am solo gannaaw gi ñu wane suñu bopp ñun sénégalais yi muy rassemblement bu rëy rëy pour leeral àdduna gépp gën a askanu Sénégal bëgguñ wàllum ngóor jigéen mu nekk benn réussite bu mag a mag dépôt proposition de loi bi aussi yéen a ko suivre ndoo ñan ak ñan ñoo ko porté li ci topp également dara du leen ci rëcc bu neexee suñu borom daañu xam kan mooy kan ci noonu lañ koy daanelee ak déclaration imam Alioune Badara Ndao ci lan moo tax lii nekk lu am solo ak naka la mën a nekkee misaal ni ñun sénégalais yi bu ñu booloowee ànd xàccandoo dóorandoo ku nekk tegee ne la say divergence lu ñu yóotu mën nañ koo jot lu ñu song mën nañ koo daan xajuñ ci benn lobby kon dañ koy jeexal ak benn message bu imam Ndao bu amam solo di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. boo gisee ma waxoon sëñ Maxtaar ne ko journée bu historique la boo xam ne mu ngi door a am ci Sénégal considération yi muy bëgg a wax moo tax ñu ngi door a gis mouvement boo xam ne dafa ëmb lu toll nii ci ay mbootaay ëmb mbootaay diine yi moo xam tariqa yi la association islamique yi la ëmb syndicat yi rawatina nag ëmb ndaw ñi moo tax ma ne lii lu historique la mooy bu njëkkoon sunu mag ñi lii ñuy bañ ñoo ñu ko gënoon a bañ fuuf waaye dañu amoon njort yu rafet ci niñ ko seqal parce que yuñ mosaan a dëgg mooy combat bu mel nii bu ñu délégué kenn ci ñoom mu nekk seen porte-parole wala seen secrétaire général yëkkati seeni tawat jox ko mooy dem teg ko ca loxoom pencum ndawi réew ma am ci ñoom yaakaar ju rafet delluwaat toog ñoom it dañuy daal di ubbi seeni tiroir def ca biir tey nag foofa ñu jaaroon nag suñu mag ne moo ñu yee moo waral ñun ñëpp ñu àndandoor ne njiitu mouvement yeeg mbootaay yëpp nañu ñëw bu ngeen loi bi bañ teg ko ci loxol député yi xamal leen ne nag ñoo yéen incha allah ba ca jot a tega kon lu historique la lu historique la ci moment yi nga xam ne li ñuy tuddee la franc-maçonnerie mondiale ak yàq-yàqam bu doonoon société bi garab la dañ naan max ji dugg na ko ñu sant nag yàlla subhanahu wa taala ci projet de loi bi fi ñu ko jaarale ba ñëpp adopté ko daanaka kilifa diine yi njiitu mouvement yi jeunesse bi man jàpp naa ne lii bu demee assemblée nationale député yi manifesté woogul ñoom ñëpp danañ ko wote incha allah ndax xam nañ ne lii demande sociale la loolu moo tax ma jàpp ne lii lu historique la loi bu nar a amee nii victoire ci sama yaakaar ju rafet mu ngi door a am